Amis chers internautes de la SDTV, salam alaikum, bonjour ou bonsoir, ça dépend ci heure bi ñu seetaan. Il se nomme Dame Lam devant le micro. Merci de rester avec nous. Di leen joxaat tey beneen daje ci xar kanam. Lii nag mooy seen 6e numéro tey nag ñu am beneen gan ndaanaan gu mat ndaanaan sax même. Il se nomme Baba Soiré. Baba Soiré ñu ngi lay nuyu. sëñ Dame maa ngi lay fay di nuyu suñu mbokk internet yi nga xam ñu ngi suivre Sen Découverte. waaw kooku mooy Baba Soiré l'homme de musique gu démb Baba Soiré tey mooy suñu ganu bés woy leen di abonné suñu chaîne bu leen fàtte cloche de notification di leen wax aussi tamit ngeen di woy di aimer suñuy vidéo si noonu Baba Soiré tey jii bu ñu tàmbali waxtaan bi bëggoon naa xam kan mooy Baba Soiré. Baba Soiré mooy benn technicien animateur bu nekk ci rajo bu tudd Trade FM 88.1 nekk fa technicien lu yàgg après soog a nekk animateur. ba léegi nag technicien laa quoi. ba léegi technicien nga. waaw si technicien laa ba léegi parce que damay réaliser les éditions ak yeneen quoi. D'accord. Il est naturellement très humble waaye aussi nit ku wàcce boppam lool bëri na ñuy dégg tur bi waaye xamuñu ko Baba Soiré bu ñuy bëggoon wax ci démb laataa ñu ñëw ci musique gu démb vos débuts li la booleeg animation fan la tàmbalee. donte bu njëkk doon naa animé ci yenn événements yi yenn programmes yi mais bon taxul woon ma boole sama bopp ci animation rajo. mais technicien daal moom daf ma neexoon métier boobu moom laa jàng ba ñëw tey traite liggéey naa fa lu yàgg sax comme technicien ba bon ñoom ñu gis ne maa ngi def ay sélection yu nekk seen i goût ñu ne ma naa wax ci wax bi nag bon ci lañ sentir benn voix radiophonique moo tax ma continué ci animation bi ba nii mooy loolu. d'accord tey jii Baba Soiré am na ci rajo yi mu jaaroon laataa ñu koy gis jamono ji Traite FM ñu mu mel ni ne sa papa sax dafa nekkoon ci milieu médiatique bi. si waaw mooy Matar Soiré moo nekkoon Dunia doon def émission tu góor ñi ak yeneen émission ci Soxna FM. mi ngi fa instant bi sax mi ngi fay def émission mais par invitation la quoi mais fal nekkoon ba Dunia di soog a génn rajo boobu. la fa nekkoon moo ko ak ñeneen. mais ba léegi nii ma ngi fay def am na fa ay invitation donte moom sax génn na ci mais ba léegi mi ngi ci milieu bi quoi. d'accord ci milieu rajo bi ak yooyu mooy loolu. d'accord tey jii Baba Soiré animateur technicien de son waaye laata animation technicien de son laata ngay def rajo am na benn métier boo doon exercer tey jii boo xam ne loolu ci Baba Soiré la bi muy tàmbali. def naa métier yu bari mooy liggéey naa soudeur. dem naa lagg ci camion yi daw ci àll ay Joal Dakar. après bon ma continué waat métier soudeur après bàyyiwaat dugg naa ci maçon maneebaru mooy journée 1200 bi temps yooyu. après tamit à la fin dafay doxatul woon ma dem suñu dëkk wala bay fa ay 5 mois. après bon mu ñëwaat nekkaat tamit yor benn sono événement yeeg yooyu en même temps defal ay demande xam nga après ci laa demaat Dunia. nekkaat fa benn moment après ñëwaat arrêté waat demaat Dunia. bi ma arrêté waat Dunia nag ci mois de mars 2011. après ci laa def demande juste traite fekk mu ubbi. après ñoom ci lañ ma woo actuellement fi may wax ak yow nii maa ngi traite ba léegi. d'accord tey jii boo ñuy fàttali benn anecdote laata traite jot nga wax jaar nga Dunia tey jii stagiaire nga fa woon wala liggéey la boo seexoon ak ñoom ak suñu papa benn baas nem si yàlla si di ko ñaanal yàlla suuf oyof ci kawam tey jii sa passage foofu Dunia nu mu demee woon. parce que sama papa moo fa nekkoon. mais du question branlon mais damaa ñëw. man ci keneen laa nekkoon mooy Maba maa ngi koy nuyu au passage moo nekk seen TV seen technicien foofu kooku daanaka dañ ma doon booleel ma nekk moom ñuy dem ci foire yeeg parce que foire bu nekk dañu fay installé benn émetteur muy émetteur rajo. ñu doon nekk ci foire yi en même temps ma yokkaal sama expérience daanaka kooku ma jàngal ma ci technicien. mais xam nga Excaf amul bon li ma jot a gis foofu ñu ci bari ay affaire contrat non benn base da nga ñëw mu ni la da nga dama bëgg a liggéey mu la mën nga métier bi nga ni waaw mu woo benn waay diw Moussa Diagne ne ko kaay xoolal ma kii parce que man bi ma ñëw ci moom un jour boobu muy taxaw dama ko wax dama bëgg liggéey mu woo Moussa Diagne ne ko kii doo Matar Soiré la nee na dafa bëgg nangam xoolal ma ko ndax mën na moom bu ñu nee ko mën na moom day liggéey moom xaarul dara day liggéey quoi moom noonu la mel. d'accord tey jii sa liggéey foofu biir Excaf jotoon na en tout wala da ngaa dem ñu rejeter sa demande wala. waaw sama liggéey foofu ci Dunia. après xawoon na commencé di neex mais après par la suite doo mën a xam nga àdduna foo mbooloo moo gis ñëpp duñ bokk yem am ñoo xam peut-être dañuy xaw a siisu mais dañu ko jàppee mais yàlla moom li mu bind ci doomu aadama te wërsëgam alaa kulli haal des ci jot mais amoon naa ci yaakaar mais ba par la suite yàlla tudd ne foofu gënul ci man ma soog a ñëw fii traite te dama gis ne moo gën ci man pour l'instant.
d'accord loolu tey jii mooy ay début wu Baba Soirée di animateur technicien de son jot ngeen a découvrir fi mu jaar yéen a ngi àndandoo ak ñun ci SDTV seen découverte TV di seen chaîne bi leen di dégtal li ngeen di xaar l'aventure commence bien sûr par ici ci noonu Baba Soirée il a fait le choix sur musique gu démb lan moo waral Baba Soirée bàyyi fi tendance musique gu tey gi nga xam ne moom la xale yi di béggee moom mu dem si musique gu démb. musique gu démb boo xoolee. li tax ma choisir ko mooy lépp njàngat la parce que dañ naan musique bu yeetewul diglewul dootul musique ay naaxaate la te musique bu njëkk avant musique di xew lépp moo amoon. lépp maanaam mooy xale nekk ci yoon boo xam ne neexul ay mbokkam ñu léebal ko am na ñu waxtaan ak moom ba xale bi delluwaat ci yoon bu baax. ñu commencé di indi ay xalam ak genre yooyu waxtaan ndaje ba musique commencé ñëw mais musique li ko taxoon jug maanaam mooy éduquer. mais pas pour affaire de. dóorukaay wala leneen xam nga. man nag dama yàgg suivre musique gu démb donte am na yoo xam ne ñoo ci mag mais damaa gëstu ba xam yenn musique yi. seeni album am na yoo xam du album am na yoo xam enregistrement la woon nii ak yeneen. mais ma gis ci njariñ quoi bi ma nekkee xale ba léegi avant may nekk dugg ci rajo ma gis saa yu ma dégloo benn musique bu nekk ci musique gu démb ma gis ci njariñ. ma ne nag est-ce que du ma ko proposer Sénégalais yi parce que rajo yi dañ ko daan def par benn heure mooy mardi. la ñuy woowee talaatay ndeer ci rajo yi mardi une heure même pas une heure temps. parce que gars yi soowuñu ci ñu bàyyi par la suite man bi ma ñëwee traite ma créé fa sélection musique gu démb sélection bu daanaka bokk na ci li nit ñi tax gën a xam rajo bi nit ñi di ko déglu ba yàlla def bon ñoom ñu dégg sélection bi ñu ne mën naa ci wax bi ma waxee ñu gis benn voix radiophonique après bon ci laa continuer di animer nii ba nii mais musique gu démb daal sëñ bi pour te dire la vérité njariñ kese ci nekk. d'accord ma jàng ñett ci sa kàddu léegi wax nga ba waxu dóor ñi nga xam ne tey jii dañuy toog ci rajo maanaam le Sambay Mbayaan dinañ ci ñëw léegi loolu ci kanam tuuti la waaye laataa loolu choix ci musique gu démb tey jii Baba Soirée bu ne musique gu démb day yeete day du ay naxaate kon ça veut dire que musique gu tey daanaka yeeteetul. mën naa ni 70% yëpp léegi daanaka amul njariñ ci musique tey. 70%. xasuma kenn tudduma turu kenn maanaam parce que daam. boo fàttalikoo at yi ci ginnaaw il y a 20 ans Rapadio woy na fi benn album daan ne musique mbalax AZT la mais bu nee AZT mooy musique 2000 bi jëm kaw. mais musique 2000 jëm suuf amul AZT. vers les années 90. jëm kaw jëm suuf amul lu ñu gis ndax booba léegi maa ngi koy teg nit ñaa ngi koy consommé. te sama émission ñu koy déglu li ci ëpp ay xale lañu am na ay mag mais ay xale ci ëpp. kon c'est-à-dire que musique bi léegi nii dafa bëri pëccëxoo. dafa bëri pëccëxoo moo tax doo mën a xam kii way mais am na ñu ciy way nag am na ñoo xam daanaka ñoom ñu ngi gëstu way di way tranquille loo xam ne am nañ ci mën a jariñu waaw jaruñu cité seen tour quoi ndax ku ne xam na boppam. d'accord tey jii boo waxee tey jii am na xale yu bari yu lay bàyyi xel donte démb la ci ni ngay animé la wala façon musique gu démb parce que musique gu démb tamit nekkul ay ngoyaan ak yu sedd yooyu mais am na sax ñu si doon def ay yenn mbalax yeeg yooyu y a des jeunes yoo xam ne ñu ngi lay suivre bu baax un fort suivi même une forte demande à l'attente tey jii de musique gu démb nan nga liggéeyee loolu ba am ko. xam nga àdduna dañ naan sa métier ngay doon bëri sa ndam feeñ. ak ngëm-ngëm dafa baax ci doomu aadama nit ki loo nekk te gëm ko góorgóorlu ci bi may soog a def musique gu démb ki ma njëkk a woo ci animateur mooy Cheikh Sarr bi nekk ci Zik FM maa ngi koy nuyu moom it c'est un ami frère ñoo bokk aussi waalo moom njëkk a woo fekk temps yi moom mi nekk Sop FM di animé par 17h 20h mën na animé 20h 22h c'était en 2011 décembre temps yi Sop FM mi ngi nekk ci di waajet kii quoi moom moo un jour ci suñu fixi bi ne ma rak ma la seex maa ngi ci oto di gars yi di la déglu plusieurs fois li nga nekk nii xoolal bu ko teggi continuer ci di nga ci am dem te nit ñi dinañ ci fekk si gëm ko rek moo ma waxoon loolu ma gëm loolu ak yeneen grand yu mel ni Salim Boubacar Ibn Abdallah ak yeneen animateurs ñoo xam jëlu may cité seen tour dañu ma daan encouragé ne ma nekk ci rek bul tàyyi léegi dina baax baaxagul à 100% mais boo ñu ngi am yaakaar ne baax na 60% wala 50%. te après di ñaan yàlla mu nekk 90% ndax 100% baaxul ci ndaw. d'accord bëri na tey jii ay animateurs ñu fi coow ñu am riir lool man xam naa ne vous êtes trop suivi surtout l'audimat à l'extérieur du Sénégal tey jii booy xool hors Sénégal y a beaucoup de gens yoo xam ne ñu ngi lay suivre par jour noo def tey jii ba gagner confiance su audimat boobu. ñooñu daanaka réseaux sociaux bi xam nga léegi dafa bokk ci dund gi. moo tax ma ne xaar ma jéem a insérer benn affaire système mooy live Facebook départ commencé woon def ay 2016 yaakaar naa ma def tuuti arrêté
mais fekk amoon naa page officielle musique démb. pour maanaam ni ñu ko def wax seen doléance mais pas pour animation. may dem di dem ba yàlla def sama benn système bu tudd La Baronne. moom ma ne ma da nga am page ma ne ko am da nga ciy def sa live. nit ñi dinañ ñëw nit ñi dinañ abonné ko ma gën a encouragé ci live Facebook. ma kon ne jënd sama téléphone sama xaalis bopp. di ci def live. mais du ma def live 2 heures temps waa mais may def par 1 heure temps wala 1 heure temps 15 minutes. yamale ko foofu mais ci 1 heure temps yi dama ciy profité teg ci musique yoo xam ne nit ñi dañ ciy gis seen bopp. dina am fu mu leen yóbbu. comme li Wally Seck musique da lay jëlee fi yóbbu la fële. voilà ci 1 heure temps yi dama ciy profité maanaam ma def ci leçon bu garaaw ba nit ñi gis ne kii li muy wax nii c'est intéressant ñu mën ko bàyyi xel parce que nit ki yaay wane li nekk yaay wane lu tax ñu mën laa bëgg yaay wane lu tax ñu mën laa soob te chaque fois maa ngi def nag du ma ne maa ngi def tout le temps jéem mën non léeg-léeg nag erreur day am njumte jombul jaam mais lu ci mën a xew tamit damay jégalu à chaque fois ne nañ ma jégal ndax bu dee njumte sama matadi la. bu jubee nag ndimbal suñu borom la. ndax nit ñi Sénégal suusu ñoom dañuy baaxoo nit ku am maam ku am benn yëg-yëg ci nit ñi di leen wax ju neex. li ñaa wax ju neex sarax la. d'accord tey jii wax ju neex sarax la loolu di ay kàddu Baba Soirée ci noonu yaa ngi wax léegi say relation par rapport ak yenn animateurs yi première appel bi nga njëkk a jot ci sa confrère Cheikh Sarr la jógee boobaak léegi jot nga aussi notre grand mentor di Salim Boubacar sa affinité seetlu nañ ko ak Pape Cheikh Diallo seetlu nañ ko ak yenn xale yi ku ci mel ni Padros di soog a jukk nan nga liggéey tey jii affinité boobu ak est-ce que sax Baba Soirée am na yitte delloo leen ko par rapport ak ñoom ni ñu ko joxee. maa ngi lay nuyu képp kuy animateur képp kuy wax ci rajo rek di bégal doomu aadama maa ngi lay nuyu muy góor muy jigéen damay soog a pare émission ñëw fii bi may soog a door émission dama def SOF rendez-vous nangam ak nangam Pape Cheikh Diallo moom njëkk envoyé message ne ma xaama gaaw jàppale déglu la léegi rek même pas 2 heures de temps moom it daf ma yàgg suivre may def musique dem parce que moom it daf ko neex maa ngi moom su ma nee la ba léegi gisante guñ da nga naa ma amul. depuis 2012. ak ni may gisee nga koy tooñ sa statut des fois mu tooñ la mosu leen gisee. ba léegi gisuñu mais ay temps def naa benn stage 2006 si je me trompe pas rajo RMD temps yi moom mi ngi woon foofu di animé. voilà def naa fa benn flash rek boobu juróom maa ngi wax ci rajo moom moo nekkoon technique. c'était à 2006 yàgg na. mais boobaak léegi maa ngi moom gisuñu pour te dire la vérité mais chaque fois ñu ngi waxtaan. temps yi passé maa ngi def benn événement affaire de quête pour taalibe yi daara yi moom laa si njëkk waxtaanal ak Mamadou Mansour Diop Cheikh Sarr ba tax na man moom gis nga animateur yëpp samay xarit lañ muy Padroso muy Prince voilà ñoom ñëpp samay frère lañu parce que ñoo bokk métier bi ñoo bokk milieu bi te maa ngi ñoom dara ñaawul animateurs yi boo xoolee d'une part dafa am 2 clans wala 3 man nag yàlla dafa maa dimbali man ñoom ñëpp samay frère lañ ndax bu kanaa bi amee dara dañ may wax bu bee wala beneen damay yéeg. kon sa maa ngi ci digg bi ndax xam nga voilà parce que bëgguma kenn mer. donc am na ñu naan xaritoog ñëpp loolu mënul nekk. d'accord mënul nekk mais di nga maslaa ak ñëpp. maanu daal maslaa ak ñëpp. loolu rek moo lay dimbali ci sa dund. ak ci sa diggante doomu aadama yi. d'accord tey jii vous avez tout à l'heure parlé de clan dafa am tey jii frustration boo ci mës a dund wala dem si benn scène ñuy siisanteeg wala des fois nit toog ci rajo di la gaaruwaale ak yooyu. man nag yàlla def na man du ma dem ci ay soirée ak ay scènes yi du ma sax bokkuma ci yooyu. parce que man ba léegi man dama considéré sama bopp comme technicien. ah bon voilà nit ñaa ngi animé xam nga léeg-léeg nga waxee nii sax nit déggee ko ne kii si nekk man lay waxal. léegi yow tey boo bëggee exemple nga jàpp ne kii bu waxee rek man lay waxal wala bu waxee gis si sa bopp rek. man ni may waxee à chaque fois damay joxe maanaam leçon pour nit ñi. di mën a jariñu ci musique bi. sax yaa ngi naan ma sa ñi lay déglu dafa bëri ay xale. noo def ba. voilà parce que léeg-léeg ma teg benn morceau Omar Pène mu ciy way. mais Omar Pène li muy way xale du ko fooyee. léegi nag man dama koy jël di ci fo. di ko woyantoo pour xale yi mën a dégg li Omar Pène di wax. li tax ma koy woyantoo par exemple fi mu naan benn morceau fi mu ne leer moo jur tàkkandeer ndax. fii ci àdduna kenn du joxoñ takkandeer ci biir lëndëm bu guddee doo gis takkandeer wax yooyu nit ñi daawuñu ko dégg ak yeneen waxam voilà léegi nag man damay ñëw tey di ci fo pour nit ñi mën ko dégg xale yi mën a jariñu li muy wax voilà yow daanaka divertissement ngay def booy animé ci noonu on va enchaîner vers la deuxième partie et cette fois-ci bu yeboo ngeen gën a toogaat parce que ça va être un peu plus dur
merci beaucoup sunu chers internautes bu SDTV yéen a ngi wéy di ànd ak ñun ci seen 6e numéro xar kanam ñu dalal Baba Soirée Baba faaw ñu jàkkaarloo nag ñu waxtaan cay ji li nga xam ne moom ngeen di dund ci milieu animation tey ji bu ma lay laaj tout à l'heure wax nga ko ne da nga considérer sa bopp comme technicien waaye naam am nga ay fans am nga tey ji ñoo xam ne dañ lay bëggee ba fépp ci àdduna bi Baba Soirée des fois du ñàkk nit woo ko yónnee ko ab teraanga goo xam ne gudduun lay doon loo xam ne da koy bett parce que loolu ak rajo ñoo ànd des fois tamit su fekkee da ngay toog ci rajo tamit xaw a dóoraale lam samba ak ainsi de suite bookar ñoom seen loolu yëpp faw nga leeral ko Baba. xam nga àdduna yàllaay boole ay doomu aadama sa métier wala sa dooleel bokk lu ci mën a xew rek da nga ciy baax bi maanaam nako da nga jël alal di joxe maanaam ci sa xel ci sa comportement mooy tax nit ñi mën a am ci yow benn yëg-yëg ba am benn yéene léeg-léeg nit da lay yéene milliard te poche ba 1000 francs fa nekk mu jël 1000 francs jox la te daa nga kenn du ko delloo ku la ko jox da nga koy jël ndax ka jël 1000 francs jox la tey jii te yéene na la milliard boo amul lu ëpp 1000 francs da la koy jox affaire de dóor moom bon am na ñu ne man damay dóor daanaka man ñi ci ëpp samay auditeur côté banlieue lañ nekk te banlieue ku ne xam ne la fa nekk dafa tar voilà daanaka sax damay bëgg sax bu nit ñu wootee gaaw coupé ndax day bañ lekk seen crédit parce que damay calculer ndax nit ñi à chaque fois bu ñu woote ci rajo dootuñu ànd ak seen sago yëg-yëg li ñuy am ci yow peut-être sa voix wala ni ngay animé wala peut-être son bi nga teg am na foo leen laal mais man comme tey li ñaan dañuy dóor ak yooyu ma nekk ma fiy dóorante kenn ak a dàqante xam nga lu tax maa ngi liggéey ñi ngi may fay sama salaire te li ma war sama salaire maa ngi koy jox ak xam ba moo ko lekkee dinaa si jëriñu kon donc leen lu ci ñëw nag bénéfice la mais du ma dem kër ki naa ko may ma 100 francs may ma 200 wala may ma 100 000 rajo nit may na ma ci téeméeri junni man ak moom ak yàlla mu ni ma bu ko keneen yégee ma bàyyi la. moom ki la ko jox wax la loolu. waaw man ak yow ak yàlla. te mosoo ko laaj. dégg ma la man ak yow ak yàlla. d'accord kooku ma njëkk a may fukki junni ci rajo kooku ma njëkk a may ñaar fukki junni mooy 100000 kooku ma njëkk a may 200000 sama doom sa yëre yi muy sol pendant 3 ans Mouhamed te ba léegi mosu koo gis moo koy jëndal. te mosu gis la loolu. ba léegi xam photom c'est-à-dire que am na ñu ñoo xam ne ñoom dañuy def te yàlla tax xaaruñ ci leen loolu suñu borom am ñoo xam nag ñoom dañuy xaar benn remerciement devant tout le monde moo ñi nga xam ne daanaka sont des soi-disant sambalar ngeen baal ma ci kàddu gi nag. d'accord te ji da nga xaw a daw sama question bu baax sax Baba gis nañu ñu baree bari dañuy toog ci rajo bi jël Danik rek toute ta journée wala seen heure d'antenne yëpp jàpp Danik rek waaw Danik mu baax mi yaa yor ministère tel Baba Soirée tey ji bu ko ñenn ñi waxee ne da koy def xëy na tey ji am na nooy animé dédicace mënul ñàkk waaye dañ naan mburu foofu ko fariñ waaw mais nag xam nga mburu foofu ko fariñ léeg-léeg fariñ nekk leneen quoi lu dul mburu nag comme ça man tey jii man loolu du ma ko def man après damay rus quoi maanaam ma topp naan daam man chaque fois dama toog ci rajo naan daam laam parce que lan dama la jàppee doomu nijaay doomu bàjjan loolu tax voilà ak ñeneen noonu la quoi c'est-à-dire que man dama koy def ak bëgg-bëgg mooy am ñoo xam dañu naan sama tur yow ni nga koy waxee yow rek yaa ko mën ci rajo kenn mënu ko te ñooñu jëlee wax loolu may ñu la 100 francs ak yeneen mais man nekk ma fii tudd benn nit turam pendant wanoo léeg-léeg exemple nga am anniversaire sa jour anniversaire yàlla bool nañ ñu seq dara teraanga maanaam du xaalis maanaam yëg-yëg bi nga am ci man ma am ko ci yow sa bis anniversaire boo ñëwee dañ la koy feeteel mooy non pas temps d'antenne quoi maanaam tout le temps dañ lay njàmbaas maanaam boobaa sa tur bu doon exemple benn la ci émission bi dañuy jàll jour boobu dinaa ko jàll war a mat 20 fois. ngir sagal la ci sa bis ndax nit kenn du ko xebal bésam. loolu la. d'accord tey jii Baba bëri na tey jii ay jigéen yu koy topp aussi Baba avec les filles Baba tey jii lan lay wax ci loolu wala soit lan lay leeral ci entre yow ak say auditrices surtout. daam loolu tamit question bu am solo la te dinaa sawar pour tontu ci. sama collègue yi may liggéey dañu ma yeb quoi dañaa ma yow da nga yeew fajar taxawal ci drianke ba heure bi nga soog a ñëw di ñuy sonal parce que dañu may tooñ quoi maa ngi ñoom ay morom lañ xam nga dañuy kaf am ñoo xam dañu naan kii day taxawaalu rek day doxaan gis nga doomu aadama pour ma leeral tuuti nit ki loo xamul doomu aadama bu ko waxal bu ko jugé xamul tax lu waaye wax fi ëllëg yomal xiyam di nga ko wax ci sa kanam borom loo waxal nit te nekkul te gisoo amoo ci preuve am nga ci bàkkaar
kon donc nañu gën a doxal esprit bu rafet yéen maanaam quoi di am jot bu rafet ci doomu aadama. chaque fois dama koy wax sama émission. tey jii boo ne tey jii aw ma gel ñu ni waxul dëgg. su ma nee am naa gel ñu ni xamoon nañ ko léegi lu may tontu kon foofu. voilà bàyyi leen après ñoom ñoo xool ñoom bu ñu àttanee wàññi samay bàkkaar ayca. d'accord mais question bu Mintou Sow la di sa soppe di sa xarit di la déglu tout le temps moom ma ko yóbbante bi mu gisee affiche bi nee na Baba Soirée dafa bëri ay gel c'est-à-dire maanaam naam mi ngi leem-leemal nii yaru rek mais n'empêche dafa bëri xale yu jigéen yu ko topp yoo xam ne moom question la bu mu laaj en même temps aussi du affirmation dafay laaj. d'accord dafay laaj mais ku laaj faaw ñu tontu la ndax ku xamul da ngay laaj ba nga gëlëm ba sànku daam gis nga àdduna li ma wax rek mooy. mënoo ne fi tout le temps ngay leeral di leeral yow waxal li nga nekk ci yow après nga noppi. d'accord mais Baba waxagoo ñu li nekk ci yow mooy maanaam xale yu jigéen ñi am na ñu fi nekk di la topp. y a beaucoup de filles qui courent derrière moi bu ma nee sax du ma wax sax fii. des femmes. muy mag y a tout. daam am naa proposition ci rajo États-Unis Dubaï Italie. ay femmes voilà maanaam pare ci yooyu. mais xam nga ñun ay waal lañ. ciment lañ benn yoon la ñuy tooy. àdduna da ngay doylu. xam nga doylu mooy lan. gis nga boo te boo amee 100 francs rek doy na quoi boo amee sa benn jigéen ju baax nga téye ko. jigéen ñi mënoo leen jeexal. jigéen la rek mënoo leen jeexal. sinon yow yaay faatu bàyyi leen fi ndax am na ñu lu fi jiitu woon avant yow nekkatuñ fi tey. kon li la ci war tey mooy nga rafetal sa diggante ak ñoom. ba kenn bañ a mer. mënoo doxaan ñëpp mënul nekk. mais am na ñoom tey maam yàlla leen di boole ñu naan sa gel la fekk sa xarit la sa wóllëre la. ay conseillers entre xarit góor ak jigéen dafa am. man dama koy dund à chaque fois ak yenn jigéen ñi mais dañu naan samay gel lañ quoi. d'accord am na solo ñu ngi nuyu waale madame bu baax madame Soirée au passage. ci noonu Baba Soirée bokk na ci ay questions yu ñu may yóbbante lii nag ça porte sur votre accoutrement Sala Ndiaye bébé Sala Ndiaye moo ma ko yóbbante nee na lu tax Baba Soirée am benn style vestimentaire bu simple foo ko fekk sous-vêtement des fois t-shirt ñoddiwul li animateurs yi di ñoddi mooy maanaam moom suy solu day solu bu simple ku ko gis sax des fois doo xam ne moom la maanaam jëmm ji daal dafa xaw a xeebu moom dafa wàcce boppam lool. beneen bi aussi mooy lu tax mu am choix wu am oto mais da koy gaare fële préféré di yor moto. Dakar léegi dafa xat. oto yi dafa gën a bari. circulation bi xam nga technicien laa bu ñu ma soxlaa. da nga war a gaaw ñëw urgent rajo bi am problème léeg-léeg. da nga war a gaaw ñëw wuyu ji leen. bu dee oto nag moom da ngay tardé. d'accord moo tax ma yor ko nii mais bon xëy na peut-être un jour dina ñëw léegi du yàgg ma gaari moto bi yor oto parce que. yéen kilifa daal kenn du ko def yaa ko def sa bopp. d'accord style vestimentaire. sam papa moom moo waxoon ne ma. ni nga mel wane li nga mel bul àbb image di dem ci nit ñi bul àbb dara di dem ci nit ñi yow wane ni nga mel voilà. yow wane ni nga mel ku la gis xam ne ni nga mel. maanaam bu peut-être bu image bi changé tuuti ñu xam ni changé na quoi mais yow wane li nekk ci man pendant 9 ans maa ngi traite. même style la changé wu ma quoi. changé wu ma ci dara. d'accord ah loolu c'est à saluer muy am benn jikko bu humble bu décente wàcce sa bopp loolu am na solo ci noonu dañuy daal di attaquer la 3e et dernière partie merci beaucoup à toute l'équipe qui est derrière en l'occurrence Danik Almami suñu directeur de production merci beaucoup Yatma Danik si c'est bon ñu attaquer suñu 3e et dernière partie et cette fois-ci ça sera la partie informative. wéy leen di àndandoo ak ñun ci SDTV Séné Découverte donc lépp lu ngeen soxla ci actualité ak people moo xam ay événements yu bees di ngeen ko am suñu chaîne bi mën ngeen a abonné et puis di wéy di aimer suñuy vidéo Baba Soirée moo doonoon suñu ganu bés tey fi ñu ñëw nag actualité lay doon Baba Soirée li may njëkk a laaj d'abord bala ñuy sori tu es politique wala apolitique. man nekkuma ci politique de. donc tu es apolitique Baba Soirée. chaque élection bu jotee mi ngi voté ji n'est-ce pas. ah damay voté ndax citoyen la comme ñëpp. yow tey jii parti politique wala soit benn leader politique tey jii bu ma bëggoon a xam Baba Soirée il est avec le gouvernement ou bien il est contre le gouvernement. man maa ngi ci Sénégalais yi. tontu sama question de Baba Soirée il est Pastef dafa mel ni de Ousmane Sonko nga. déggu ma la man Sonko ak Macky Sall ak ñëpp man xam ka laa fanal. ki dafa dëkk voilà ki dafa dëkk bi ak ñi ne ci dëkk bi.
d'accord ñu laa faral mais faraluma koo xam ne day ñëw war ñu jiite di jël suñu alal di ko pasare wala di ci def sàmm àllar wala nga war a li farata doo ko def loolu farata rek ngay def man ànduma kooku. ok loolu leer na lu tax ma laaj la question boobu après sama question bii ñëw nii la ñuy leeral loolu ñu toll si jamono joo xam ne métti na loolu muy jamonoy coronavirus di ab mbas koo xam ne daanaka freiné na def impact si secteur yu bari tey jii Baba Souaré bu amoon lu muy reproché tey jii gouvernement bi ci seen manque de compétence mën naa ko wax tey jii ci ay décisions yoo xam ne jël nañ ko mu doon juumte tey jii lan la ci Baba Souaré dina xarlu. damay commencer ci côté ndimbal gi. gis nga daam damay ñëw tuuti rek njiit boo jiitee kër sa kër boo ko jiitee yow ma xem yàlla danaan la yow noo jiitee woon sa kër dëkk ni mu toll ni mu rëyee nga taxaw waat ne maa ko jiite waroon ngaa xalaat yàlla ne keroog damaa waat ne dama jiite réew mi mais man ni may gisee réew mi nii bon dalul sama xel chaque jour nga dégg lu bees te ñu nekk ci nguur ñoo koy def ñi nekk ci biti ñoom taxaw di kaas léeg-léeg da nga gis que ñi nekkoon ci njëkk maam ñi ne ci nguur ñoo taxawoon di kaas ñii di leen xas. tey bokk nañ ci biir ànd ak ñoom ci li ñu décidé. voilà coronavirus bi daam li ci nekk dafa man li ma gën a métti muy ndimbal li. ndimbal li mooy les aides alimentaires. voilà maa ngi dégg ba ki dem ñu ni li ci xaaj bi dañ ko sàcc. c'est vrai. sàccoo ko sàccuma ko. parce que ñun amuñu garaatu dem fa di jël ay ceeb. ñi ko yor jiite ko. gis nga man ba léegi gisuguma nit ku ne jot naa ceeb jot naa diwlin wala da ngay dem gis ñu épargner ay saako ceeb ci benn lycée ba ko fa. te seen njiit waxoon ne day am saako ceeb di nga am macaron di nga am saabook yi boo waxee ñu ni noonu ñee indeeku ñu lii. c'est que tey jii bu ñu ko joxoon benn nit ku weex liggéey bi féet na boor bu yàgg. d'accord waaye ñi ko ñuut ñoo koy xëccoon jox leen ko ñu du ci def ay mbuxum. d'accord politiciens yi ñëpp laay waxal. bu élection jotee seetul. foo dem fekk fa seen tiset ak seen i kab ak seen i sandwich. c'est vrai. pourquoi ñoom mënuñu woon fexe ba nit ñi jot seen ceeb. comme ni ñuy fexee ba ñuy jot seen tiset. ci campagne yi. gis nga nañu xalaat ëllëg dinañu faatu. avant Macky Sall Senghor la. Abdou Diouf Abdoulaye Wade Macky Sall du yàgg dafiy jóge keneen ñëw. dëgg la kon lu mën a xew na rafetal nekkinam ci àdduna. chaque jour yaa ngi dégg ni ñaa ngi koy ŋañ chaque jour lii muy def lii wa xam nga mais bon moom la engagé parce que ëllëg ku ne sa bàmmeel la nga fa liggéey nga fay fekk. d'accord mais man dama gis ni ñii dama jàpp ne ñoom sénégalais yi bëgg mais ñoom bëgguñu sénégalais yi. d'accord ndax booy da ngay dimbal nit le 4 mai la kii bi jeex séddale bi yëpp on est le 14 juin. wala ba léegi gisaguma ku ne jot naa ceeb. depuis 1 mois 10 jours voilà. mais ba léegi gisoo damay chaque fois damay jot ay message daam ay nit ñuy sàkku ndimbal ay borom kër yoo xam ne dañuy soxla ndimbal trop. voilà ba pare xoolal nga teral leen liggéey tey leen 2 mois 3 mois bu leen génn pare te joxoo leen lu ñu lekk joxoo leen lu ñu naan. te yow mi yor pouvoir bi ñun baadoole yi ñoo lay fay nga yor sa limousine wala nga yor sa oto yaa xam looy yor suñu alal la suñu impôt sa fukki dërëm ak sama juróom la ñuy boole fay leen ko. kon donc. nit ki da ngay delloo njukkal. di fàttaliku. bu leen ne rek yéen nekk ci nguur gi rek am ngeen pouvoir rek fépp baax non fépp baaxul. d'accord nañu xaataat ay nit lañu revient sur terre ngeen xalaat ñi leen fi fal teg leen fi. ba ngeen bëggee baatu askan wi da ngeen doon dem di leen neexal di leen raaye di ko neexal ak a fóona ko ñoom seen mais bu ñu leen jox baat bi rek ngeen dem fàtte leen. non. à chaque fois damay tiit ëllëg suñuy doom suñuy sët bor yi ñu nar a fay. Sénégal bëri na bor trop boo wax ñu ne amul milliards te am na ay milliards ñi ngi fooye ay milliards ñi ngi fooye ay suuf ñi ngi fooye ay aide alimentaire bon ay sabadola doo mën a xam sa xol day jeex mais yow li nga mën tey jii maanaam mooy nga naqarlu ko. parce que jullit nga. tey jii Baba Souaré porteur de voix la mi ngi ci rajo di wax xool naa keroog sa audience mais egg nga ci 30 000 et quelques followers yu lay topp de par Facebook tey jii est-ce que yaa ngi faire passer ce message là. bu dee am nga tax da ngay dugg nga xool ci samay vidéo live yi ma def boo xoolee ci ay dernières minutes yooyu daanaka ay lu war a mat 15 minutes émission bi jeex boo xoolee foofu dama ci wax balaa fi damay mujj sa xol sama xol dafay tàng am ñoo xam dañu am yow da nga soof chaque jour nga wax tey wax ji taxul nit ñi changé man leen yàlla nee na boo nekkee ci dëgg gis loo xam ne jaarul yoon da nga ko faj ak sa doole wala sa làmmiñ wala sa xol aw ma doole pour jàkkaarloo ak ñoom mais yàlla may na ma micro bu ma waxee dama ciy wax ci lii moo metti
ma jàpp ne bu ma ko waxee peut-être du ñàkk ñenn su ñoom dinañ ko dégg waxante ko seen biir peut-être boobaa solution mën na am te bu amee tamit man moo ma gënal. D'accord. am na solo tey jii loolu nga xam ne moom la ñuy Baba Soiré di tël mu nekk un air triste d'abord d'après constat bi ñëpp def moom aussi noonu la gisee ci noonu suñu troisième partie la ñu nekkoon dernière question bi ñu laaj rek bokk na ci tey jii ñaax bi nga mën a def ndaw ñi parce que ñu gën a gëm seen bopp naam xam nañ ne mbas mi métti na liggéey amatul kenn dematul ñëpp a ngi taxaw tout est stagné ban conseil tey jii la Baba Soiré di jox moromam ñu mel ni moom ngir ñu gën a jàpp te xam ne li yëpp day jàll incha allah. li may njëkk a wax pour samay morom mooy année bii di ñëw day metti. mooy maanaam 2021 dafay metti daam ndax li taxaw fii ci ay mois liggéey lu musul am Sénégal am. da nga xaar impact économique am. non si day am dafay am quoi mais comme ça nee nañ sax Sénégal aj nañ bor yi pour faire quelque temps après mu soog a fayaat mais dafay metti parce que ñi waroon doon génnee dañuy xalaat sakkanal ëllëg. boobaa dootul dox à 100%. li may conseiller sama morom mooy nañu takk seen i ceinture nangoo liggéey Sénégal bëri na caaxaan trop daam te ndaw ñu kese ñooy caaxaan bu ma ne caaxaan maanaam bëgg nañ léegi affaire de powum taat maanaam powum taat affaire de sexe xale yi seen yi bëgg nañ ko trop léegi ñoo koy def filmer seen bopp partager ko ci réseaux sociaux yi est-ce que ndaw ñooñu tey ji yaakaar nga tey ñoom ëllëg ñu yoral réew mi ci tranquille kon li ma leen conseillé mooy ñu nangoo liggéey boo liggéey ba réussir di nga am jabar ji nga bëgg am mais boo bëggee jiital jabar wala boo bëggee jiital jigéen sax laay wax doo gaaw réussir parce que jigéen ñi bëgguñu ko avancer te ku tardé ñoo la tardeel. bëgguñu ko tardé te ku tardé ñoo la tardeel. kon jeunes yi nañu gën a góorgóorlu ci seen avenir léegi nag xàmmewul mag xàmmewul ndaw ñëppay faatu. mën nañu faat léegi maag yow yàlla rek a xam kon nañu gën a góorgóorlu ci jaamu yàlla aussi nañ ci gën a góorgóorlu ndax dafa am solo dafa am solo ci ndaw ndax jaamu yàlla da koy bëggee ci sa ndaw yàlla dana nga dénk ma ci sa ndaw ma teel sama ak ëllëg mais jeunes yi ma gis ni sëñ bi la majeure partie aw ma su ñoom yaakaar de ndax daanaka bëgg nañ pecc mi léegi torop bëgg nañ jigéen torop bëgg nañ am sànce te nangu ñoo liggéey càcc gi bari na agression bari na lu bari ci quoi coronavirus bi dañ ci waroon jàng lu bari leçon mais bon gisaan sénégalais yi daal la majeure partie jànguñu ci dara. am na solo gis na ne la majeure partie ci sénégalais yi jànguñu ci dara loolu di ay kàddu Baba Soiré li nekkoon seen 6e numéro xar kanam ñu dalaloon ki nga xam ne mooy Baba Soiré di animateur en même temps technicien de son Baba Soiré borom musique démb ñu bëri ngi dégg nag tur bi waaye occasion la tey ngeen gis jëmm ji Baba ci noonu rek ma bàyyi la nga tàggatoo sa dernier mot. maa ngi lay sant di sant sa équipe bi nga àndal di sant ñi nga xam ne ñoom it ñi ngi topp chaîne bii di SD. di leen ñaan aussi yàlla def ba mu nekk projet bu mag a mag mu nekk télé voilà ba ñëpp di ko seen fépp ci àdduna di la remercier aussi yow it yàlla ñu boole chaque fois nit ñi dañu am daam laam sa lan la sa doomu bàjjan la wala parce que li ma lay yàq bari na trop mais taxul nga mer voilà yow maa ngi yow yàlla ñu boole yàgg na mais sa fois dañu naan bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk dañuy laal asamaan nit ki mais lu ci mën a xew dañuy àndaat kon donc dama lay sant di la gërëm ndax mën nga maa romb dem seeti ñeneen ndax bëri naa fa ay morom mais nga ni naa la jël parce que dama bokk ci yow kon maa ngi lay santaat bu baax di la gërëm di gërëm ñëpp di nuyu sama famille voilà ak képp koo xam ne yaa ngi béggee Baba Soiré di béggee musique gu dem rek maa ngi lay béggee tey kontaan tey ñaan yàlla def ndam ci Sénégal yàlla gaaw jële fii bi la jàngoro di Covid 19 di corona yàlla jëlee ko fi ba situation mel na malaatan wala mel na ko gën sax. jërëjëf Baba Soiré mënu woon ñàkk nag parenthèse bi ma wax ci tuuti rek ci waa ji daanaka sama xarit la ñu yàgg lool muy Baba Soiré bokk na ci du ma ne sax bokk na ci waaye mooy animateur bi mu njëkk a ubbil antenne ci rajo ma wax ñëpp dégg bokk na ci aussi ci ñi nga xam ne ñoo ma jox ay notion ci Adobe Audition ñu mel noonu ba ma mën dara ci technique de son. merci beaucoup à Ibou styliste yéen ñi nga xam ne da ngeen a bëgg a solu di fashion fu ngeen génn ñu xoolaat leen xool bu baax qui vous êtes bu ngeen bëggee di solu lu rafet
dem leen ci Ibou styliste numéro baa ngi noonu 77 016 42 82 gis ngeen sunu émission yu weesu yëpp moom moo fa jaar ba ci tey sax moo ñu génne fii ñu génn tey Ibou styliste l'homme à la main d'or merci à vous mën ngeen ko woo ci numéro boobu rapidement bu ngeen bëggee ci façon yëre yi ñuy sol jaajëf Ibou ci noonu ñu ngi jaajëfal sunu mbokk internet yi ñuy bàyyi xel ci SDTV di leen jox dig daje prochainement incha allah ci seen beneen numéro gërëm bu baax équipe technique bi nekkoon ci ginnaaw Danik Almami directeur de production nuyu aussi bu baax a baax sunu PDG Ousmane nuyu Yatma ak toute l'équipe jàmm ak jàmm gars yi di leen jox rendez-vous très prochainement jaajëf